Ce programme vous est offert par le Conseil national de lutte contre le sida. amati nañ mbégte ak kontaante di leen dalal ci émission fagaru muy ñeenteelu numéro fagaru nag di ëttu waxtaan diisoo ak weccoo xalaat ñu fiy dalal ay kàngam yu seen xam-xam màcc ci xeex doomu jàngoro sida ñu koy wax VIH ak lii di Sinébar ñu koy wax drogue ak yeneen jàngoro ci biir askan bi rawatina ci biir ndaw ñi. émission fagaru nag ci ñett pàcc lañ koy defee bu ci jiitu mooy gan gi ñaareel bi mooy chronique de la semaine ñetteel bi mooy avis d'expert kuréel bii di CDSP santé ci ndimbalu conseil national de lutte contre le sida ak appui technique RDV ñoo leen koy dégtal émission bi nag toujours mbégte la ak kontaante di ci ànd ak sama jigéen sama xarit sama naataango madame Coulibaly Ndeye Astou di chroniqueur ci émission bi en même temps di point focal du conseil national de lutte contre le sida muy partenaire ci biir émission madame Coulibaly maa ngi lay dalal ci plateau bi. waaw Faye maa ngi lay nuyu di nuyu suñu invité monsieur Cheikh Diop di nuyu également équipe conseil national de lutte contre le sida yëpp nga xam ne ñoom ñoo waral sama teewaay fii di jiital ci nuyoo boobu madame la secrétaire exécutive docteur Safietou Thiam merci. waaw jërëjëf Ndeye Astou noonu laay xuusee rek dalal suñu gan gi muy monsieur Cheikh Diop muy coordonnateur CECID muy centre de sensibilisation et d'information sur les drogues nekk fëy sa Thiaroye Cheikh Diop ñu ngi lay dalal ci plateau fagaru. jërëjëf Ablaye maa ngi lay delloo nuyoo di la wax ne am nañ mbégte bu baax ñëw participer ci émission bi di nuyu également Ndeye Astou moom suñu xamante yàgg na mbégte la pour man dajeek moom également ci émission bi di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ñuy seetaan di ñu déglu ci seen émission bu am solo bi. jërëjëf Cheikh ñu ngi leen di xamal ne émission bi ñu ngi ko defee ci ndimbalu conseil national de lutte contre le sida muy suñu partenaire wax dëgg yàlla jàpp nañ ci macha allah ak appui technique RDV kon nag di profité ci émission bi aussi di remercier waa CNLS li ko njiital bi ñoom Tabara équipe communication bàyyiwuñ kenn daal si njàppandal bi vraiment kontaan nañ te aussi ngeen la ngeen jàpp ci émission bi jërë ngeen jëf Cheikh foofu laay xuusee rek sample laaj ginnaaw ab diir a ngi nii. bu ngeen taxawalee lii di centre Jacques Chirac bu Thiaroye CECID est-ce que mën nga ñëw ci historique centre bi ak lan mooy mission am ci wàllu ndaw ñi ak population bi. centre de sensibilisation et d'information sur les drogues ñu ko gën ko xam ci turu centre Jacques Chirac parce que ñu bari tur boobu la ñu gën a miin ñu ngi ko taxawal ci atum 1995 précisément ñu ngi ko inauguré le 23 février 1995 ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ñu taxawal ko bokk na ci coopération française ci jamono yooyu ak ministère intérieur ñu ànd ak mouvement associatif yi nekkoon Pikine ak Thiaroye ñu taxawal ko donc centre bi ñetti partenariat yooyu ñoo ko taxawal État du Sénégal à travers le ministère de l'Intérieur la coopération française ak les associations locales yi nekkoon foofu à Thiaroye donc ñu ngi ko taxawal ci at moomu 1995 biñ ko taxawalee nag ñu am benn accord benn déggoo bu ñu am ak ministère intérieur ñu ne gestion ak animation centre bi dañ koy bàyyee association yi ñu def ko donc état moo ko taxawal mais dañuy bàyyi effectivement association yi ñu assurer gestion ak animation centre bi ci jamono yooyu ñu dem ba 1996 ci audience bu ñu amoon ak président Abdou Diouf à l'époque ñu posé aussi statut ñi nga xam ne dañuy liggéey ci centre bi ci la ñu président Abdou Diouf wax à l'époque nañu de toute façon ñun xam nañ ne war nañ leen jël en charge mais problème bi mooy yéen du ngeen ay fonctionnaire ñaari possibilité moo am ñu am ak yéen contrat wala yéen ngeen organiser wu doon ONG wala fondation dem leen ngeen waxtaan seen biir lu ngeen ci yàpp ngeen waxal ñu ko ñu jéem a dox ak yéen noonu donc ñun bi ñu demee waxtaan suñu biir ca suba sa ñu saisir ko à travers benn conseil juridique am bu tuddoon Yann Aguila benn français la woon ne ko waxtaan nañ mais daal ONG lañ bëgg a def centre bi
mu ne ñu dañ leen ci jàppale boole ñu ak madame Aminata Mbengue Ndiaye jamono yi moo nekkoon ministère de la femme je crois en tout cas ñoom moo doon joxe agrément ONG yi ñu defal ñu agrément centre bi nekk ONG depuis jamono yooyu donc loolu moo andi centre bi nekk aujourd'hui ONG bu nga xam ne nag dafa am partenariat ak ministère intérieur ñun ñi ngay gis membre lañ au comité interministériel de lutte contre la drogue. CILD. waaw lépp luñ fay def depuis jamono yooyu ba léegi nii dañ ciy bokk jamono yi rek ñu ngi waaj a dem d'ailleurs ci benn atelier pour évaluer le plan stratégique national de lutte contre la drogue parce que ñu bokkoon na également ci ñi ko bind. li andi turu centre Jacques Chirac parce que loolu aussi xëy na il faut ñu wax ko. ñëpp fàttaliku nañ ne centre bi ñu ko taxawalee 95 96 président Jacques Chirac à l'occasion d'une visite officielle bi mu def Sénégal gannaaw bi ñu ko falee France en 1995 ñu yëgal ko ne coopération française tabax na benn centre boo xam ne modèle la dans la banlieue mu ne da koy visiter si àndi si ak président Abdou Diouf ñu ñëw foofu pour la première fois d'ailleurs Thiaroye di accueillir un président 2 présidents d'ailleurs parce que Jacques Chirac moo ñëw ànd ak président Abdou Diouf mu am médiatisation bu mag parce que ñaari këyu fi yu toll noonu bu ñu àndee ñëw fenn day bëri médiatisation presse étrangère bi nekk fa et tout et véritablement mu nekk loo xam ne tax na centre bi ci jamono yooyu mu am tur ñëpp yëg ne centre bi existé na ba boobu tuddul centre Jacques Chirac parce que li nga wax noonu la tuddoon centre de sensibilisation et d'information sur les drogues mais gannaaw bi fii président Jacques Chirac ñëwee am ak ñun benn waxtaan parce que bi mu ñëwee ñun toog nañ ak moom am ak moom waxtaan bu am solo gannaaw gi la ñu invité ci biir séance bi d'ailleurs bi ñuy waxtaan la ñu ne de toute façon après naa leen invité ngeen ñëw France parce que lii ngeen di def am na ñu koy def France am na ay jeunes yu nekk yore ay association di vraiment yëngatu ci yu mel nii dama bëgg leen invité ngeen ñëw ñu échanger ay expérience ak yéen ñu jàpp bon ñun sax xam nga rek waxu président waxu politique lañ ko jàppee woon quelque part mais dañ toog ay diir waa ambassade de France invité ñu ne ñu président Jacques Chirac lim leen diggoon loolu la bëgg ñu concrétiser ko da ngeen di ñëw ñu préparer leen ngeen dem biñ ñëwee aussi ñu préparé wu xawoon nañ bari on était presque juróom-benn nit bi ñuy dem biñ ñëwee wàcc aéroport Charles de Gaulle gis benn conseil président français moom moo ñu jël defal ñu honneur bu mag parce que dafa ñu jël foofu aéroport yóbbu ñu directement Élysée ci président Jacques Chirac ci bureau la ñu recevoir à l'Élysée mu nekk honneur bu mag pour ñun nuyoo présenté wu mu boole ñoo waa ji ñu dem biir France lépp loo xam ne amoon na fa en matière d'expérience de lutte contre la drogue seeti nañ ko visité nañ ko dem nañ même Marmottan hôpital bi gën a mag en France di jël les usagers de drogue donc mu doon expérience bu am solo bi ñuy ñibbisi nag ci la ñu waxtaan suñ biir ne vraiment président bi lu ñu defal honneur la xamuñ ñun lañ ko mën a delloo. njukkal kenn ci ñun moo ne mais ñun amul dara luñ ko offrir nañ dem rek ne ko bu nangoo ñu jox ko mu nekk suñ parrain centre bi. ñu ne ça c'est une bonne idée bi ñuy recevoir une deuxième fois dans son bureau toujours à l'Élysée ñu ne ko président vraiment xamuñ lan lañ lay delloo comme njukkal ci honneur bi ñu defal dafa rëy parce que xëy na ay jeunes yu jóge Thiaroye dans la banlieue de Dakar qui se retrouvent en France et mieux à l'Élysée devant le président de la République de France ça xëy na ñun mosuñu woon xalaat ne suñ parcours lu mel noonu dana ci am mais ci waxtaan noonu ñu ne ko de toute façon li ñu bëggoon mooy bu fekkee accepté nga ko nga nekk suñu parrain centre bi ci la ñu ne amul je l'accepte volontiers loolu la wax je l'accepte volontiers audience bi Fodé Silla ma nga fa woon ancien président SOS racisme mu ne ñu kii sénégalais la Tamba la dëkk. député européen la woon jamono yooyu ne ñu comme que sénégalais la dama ko bëgg a impliqué mu travailler ak yéen effectivement liggéey nañ ak moom parce que Fodé Silla am na projet yu bari yu ñu def ensemble après donc moom mu accepté mieux mu ne ñu danaa xool bu ma mënee ñëw sax Sénégal mu ñëwaat pour officialiser parrainage bi mais bu mu mënul ñëw danaa yónnee effectivement 97. mu yónni Jacques Godefroy boo fàttali ko moo nekkoon ministre français de la coopération ci jamono yooyu
mu ñëw fii ne Jacques Chirac moo ko wax mu ñëw pour officialiser parrainage bi mu ànd ak le président Abdou Diouf ñëwaat fa président Abdou Diouf est venu au centre 2 fois bu njëkk bi avec le président Jacques Chirac deuxième fois bi mooy bi mu fi àndee ak Jacques Grosfin ñuy parrainer centre bi donc noonu la turu Jacques Chirac bi duggee ci centre bi mais pour wax la que moom façon nit bu mu doon gis nga bi ñu paree audience bi nii ba jóg di dem di def au revoir ak yooyu daf ñu ne mais attention man politicien laa maanaam politique laa nit politique laa je suis un politique sama tur ëllëg mën na leen gêner mën na leen yàqal dara noonu la ñu ko waxee sama tur mën na leen yàqal dara mais bés bu ngeen demee ba jamono yoo xam ne sama tur nan la leen gêner bu leen am benn xel ñaar dindi leen ko du ma ci mer li ngeen ma defal d'ailleurs kontaan naa ci si demain mon nom vous gêne dans vos activités ou dans vos partenariats avec d'autres structures avec d'autres pays n'hésitez pas d'enlever mon nom je vous en voudrais jamais noonu la ñu ko waxee ñu ne ko waaw de toute façon merci on ne pense pas que dañ agsi ci loolu et voilà ñun yàlla def na boobu ba léegi lu bari xew na fii Jacques Chirac dem na xëy na sax xëy na duñ ci sori mais effectivement am na ay partenariats yoo xam ne ñun am nañ ko Jacques Chirac moo ko yàq parce que ñooñu bëgguñu woon tur bi daf leen gêner ñun boobu nañ am rajo communautaire dem nañ jamono yoo xam ne doxoon nañ pour centre bi am rajo communautaire c'est au dernier moment bi partenariat canadien yi rendre compte ne Jacques Chirac moo parrainé centre bi et que le centre continue à porter son nom vraiment dañ ci xaw a découragé finalement le projet est tombé à l'eau donc loolu dafa am mais ñun dañ jàpp ne loolu du lu am solo tur du lu am solo liggéey bi ñuy def moo am solo et ñiñ ko jagleel ñoo am solo ñun dañuy liggéey ngir askan wi que centre bi du Paul ou Jean loolu du lu am solo et ba léegi le centre continue quelque part à porter ce nom là mais effectivement pour wax histoire xëy na loolu lañ ci mën tënk mais véritablement centre bi quand même mu ngi yàgg ça fait plus de 20 ans mu nga fa et xëy na ci kanam dinañ gën a dugg ci liggéey bi ñuy def waaw merci beaucoup Cheikh merci explication yi leer na parce que man question bi ma gënoon bëgg a poser mooy d'où vient le nom de Jacques Chirac pourquoi Jacques Chirac pourquoi pas Senghor Lamine Gueye ou mais li nga wax nii dëgg yàlla tur boo xamante ni la borom mérito na ko parce que tamit li olof di wax teraanga moo koy fay donc defu leen lu dul delloo teraanga koo xam ne daf leen defal teraanga je pense que loolu déjà bokk na ci jikko yi nga xam ne gën nañ ko ràññee ci sénégalais waaw Sénégal moom ku nekk xam na ni teraanga mooy suñu kii donc ma bëggoon peut-être que question beneen bi ma bëggoon aborder mooy par rapport ak fonctionnement wu centre bi parce que liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci centre bi yaakaar naa ni mënul ñàkk mu laaj yenn yi il faut mu am benn kii de fonctionnement boo xam ne di ngeen ko am parce que am na ñu fay liggéey ñi fay liggéey xëy na foog ñu motiver leen il faut que ñu fonctionnement d'une manière générale léegi est-ce que naka ngeen di def pour faire fonctionner le centre quels sont les partenaires yi nga xamante ni ñi ngi dimbali centre bi ñi ngi jàppale centre bi pour centre bi taxawaayam gën a dëgër surtout que ci banlieue bi ngeen nekk xam nañu banlieue bi problème yi fa nekk ak yëpp donc bëggoon naa tuuti nga wax ñu ci partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo leen di jàppale. merci Ndeye Astou ci question bu am solo boobu c'est vrai hein kuréel boo gis moom pour mu dund il faut mu am lu koy suuxat il faut mu am partenariat il faut mu am ay koppar yoo xam ne mooy tax muy dund parce que ay nit boo leen mobiliser teg leen fenn ñoo am ay responsabilité nekk ay borom kër am na loo warloo ak ñoom te centre bi am na ay nit ñu fay liggéey en permanence ñoo xam ne dañ leen di jël en charge fonctionnement bi nag dafa mës a poser problème ñu ngi góorgóorlu vraiment di jël en charge fonctionnement centre bi di fay ñi nga xam ne ñu ngi fay liggéey mais du lu yomb gis nga biñ ko état bi bàyyee ci jamono temps yu président Abdou Diouf diire lim fi nekk 95 ba 2000 mu jóge fi juróomi at yooyu chaque année li may wax ni du secret doon nañu jox 10 millions chaque année ne ñu fonctionnement centre bi primature la doon jaar
jamono yooyu maa ngi fàttaliku Habib Thiam moo nekkoon premier ministre. subvention yi fa la daan jaar 10 millions lañu jox par année. daañu sax ñu sax laaj ko rendre ko. ay rapport ak yooyu. mais ñun par devoir de transparence saa yu année bi jeexee 10 millions yi dañ koy wax nii ak nii lañ ko dugalee. parce que 10 millions du loo xam ne dañ ñu ko jox rek pour ñu lekk ko daal di toog ci centre bi. parce que centre bi centre de sensibilisation la dañ ci daan jël di def ay tournées ci jamono yooyu région bu nekk ci Sénégal dem nañ fa. organiser nañ fa lu mu bon benn atelier de formation formé 30 personnes venant de 15 associations. dañ doon wax association bu nekk da ngaa di ñaari nit bu matee 30 ñu organiser benn session ci 10 millions yi lañ ko daan def wër nañ Sénégal amul région bu ñu demoon tous les 14 régions def nañ fa au moins benn atelier. au moins Dakar li ñu fi def bari na. parce que Dakar yemul ak yeneen régions yi. organiser nañ Guédiawaye organiser nañ Parcelles def nañ ci lu mat ay 10 ateliers de formation. di def ay campagne de sensibilisation parce que prévention aussi du toog fi nga toog rek. dañ daan jël ay jeunes animateurs jox leen moyens jox leen ay support confectionner ay t-shirts jox leen pour ñu dem ci quartier yi di def sensibilisation. di répondre aussi à des sollicitations parce que ba léegi sax loolu dafa am nit ñi chaque fois dañuy solliciter di ñu wax ne ñëw leen véritablement développer sensibilisation parce que suñ koñ gis nañ fa yii problème jeunes yi ñu ngi yàqu nangam ak nangam yooyu bu mësaan am dañuy jël suñu moyen def ko ci yan lañ ko daan defee ci xaalis boobu lañ ko daan defee. waaye animateurs yi mën naa la wax ñaata lañ leen jox 30 000 par weer. 30 000 par weer. jamono yooyu ñu ngi may dégg 30 000 par weer lañ daan joxe. dañ daan kaas ba sonn mooy leen non 10 millions moom mënoo ci liggéey fay ci courant def ci sensibilisation di fay lu ëpp 30 000 mënuñu ko 30 000 la ñu am ku bëgg nga jël man mii nga xam ne maa doon jiite 30 000 la daan am comme ñëpp li ci des dañ daan débrouiller rek di dund mais yàlla def ñuy di soox ci condition yooyu ba centre bi am yeneen partenariat parce que ci diggante bi am nañ fi partenariat ak waa coopération italienne dem fi Italie am fa partenariat parce que Italie effectivement partenariat bañ fa am li nga xam ne lañ ci bëggoon def mooy créer beneen centre boo xam ne centre de prise en charge lay doon. CEPIAT ni mu mel tey. ñun lu mel noonu. amoon nañ projet bu mel noonu. et mieux ñun projet bi ñu amoon sax mooy créer benn centre boo xam ne dafay def hospitalisation. parce que dañ dem Italie visiter ce qu'on appelle les communautés thérapeutiques à Parme. mu doon ay modèles yu extraordinaire. usager bi nga xam ne andi nañ ko foofu day liggéey day bay day def jardinage day def lépp en même temps am na soins yi nga xam ne moo war ci moom am prise en charge accompagnement psychologique bi war a am ci moom finalement bu génnee véritablement nit ku am solo lay doon modèle boobu bu ñu ko bëggee ñu xam ne effectivement moyens yi amul mais on peut faire avec les moyens qu'on a coopération italienne jox ñu quelques moyens ñu liggéey ak mairie Pikine mu jox ñu benn terrain Kër Massar terrain ba léegi ma nga fa am nañ fa 1 hectare boo xam ne ci jamono yi Daawur Ñaanjaay la woon parce que effectivement loolu moo doon contrepartie bi nga xam ne moom la italien yi demandé woon parce que projet boobu dañ ci àndoon ak ville de Pikine jox ñu terrain ñu waroon fa tabax centre bi mais malheureusement pour ay problème technique parce que dañu doon laaj ay études de sol ak ay rapports yu mel noonu ñu yéex ko mobiliser ñu financement bi dem na ngeen xaar ba l'année prochaine ba sànq nii financement bi c'est comme ça qu'on l'a perdu. Mais amoon nañ partenariat ak coopération italienne am nañ partenariat ak aussi les États-Unis am na benn kuréel bu mag bu nekk États-Unis bu ñuy wax 4K genre fédération mondiale la boo xam ne effectivement état américain moo koy jàppale pour muy installer ci àddina bi ce qu'ils appellent les coalitions anti-drogue en Afrique fii bëri wuñ fi sax dëkk yu ñuy intervenir ñu ngi intervenir je crois Kenya un peu Afrique du Sud Ghana ak Sénégal lañ fiy intervenir donc ñoom ñu ngi liggéey ak ñoom chaque 3 mois dañuy ñëw fii chaque 3 mois dañ leen accueillir am na ay coalition communautaire yu ñu organisé boo demee commune Kër Massar am na fa HLM fii am nañ fi benn Djiddah Thiaroye Kao am nañ fi donc bref am nañ 7 coalitions anti-drogue yoo xam ne ñu ngi exister grâce à ce partenariat qu'on a avec les Américains fonds yooyu ñuy dox aussi am na loo xam ne mën na dugg ci suñu fonctionnement mais li nga xam ne moo am solo ñu wax ko aussi biñ demee ba ay jamono 2005 la bu ma juumul am nañ partenariat bu am solo ak waa Sénélès donc di profiter ci présence de Yassou vraiment di remercier bu baax waa Sénélès parce que Sénélès moom partenaire la bu nga xam ne yàgg nañu jàppale le premier projet qu'on a avec le Sénélès c'est depuis 2005
ci fonds mondial boobu kii banque mondiale projet IDA ba woon ba ñuy sélectionné ay ONG d'encadrement sélectionné woon nañ ñu donc véritablement ñu liggéey ak Senelec mu joxoon ñu un financement important boo xam ne couvrir na l'ensemble du Sénégal ñu intervenir dans les prisons parce que c'est la première fois avec ce financement-là qu'on a eu des interventions directes à l'endroit des usagers de drogue. C'était 2005. Donc malheureusement après bi programme boobu jeexee liggéey nañu aussi ak ANCS. Ça a commencé également ci période yooyu rek. 2005-2006 ci benn première expérience ANCS. ci wàllu drogue ci jamono yooyu la parce que taxawaloon nañ benn kuréel boo xam ne ñun ñoo ci nekkoon ak suñu mbokku Jamra ASPAT ak yeneen association yi. ñu joxoon ñu benn financement bu ndaw à titre expérimental. Mais depuis 2013. ANCS sélectionné ñu comme sous-récipiendaire. ñuy liggéey ci fonds mondial bi. ñu liggéey ci fonds mondial bi. Véritablement depuis 2013 ñu ngi nekk sous récipiendaire ANCS di liggéey ci ñi nga xam ne ñoo ñooy jëfandikoo ce qu'on appelle les drogues injectables. na ci kanam dinañ ci ñëw. Donc diggante bi aussi on a eu des partenariats avec quelques ambassades. Donc Ndeye Astou pour woon la rek que effectivement fonctionnement bi li nga xam ne moo koy doxal tey mooy ressources yi ñuy am ci partenariat yi. Au niveau avec l'État du Sénégal moom duñu wax ne jàppale wuñu bien sûr ba léegi seen loxo jógul ci centre bi parce que ren jii rek l'État le ministère de l'Intérieur a dégagé à peu près une vingtaine de millions pour defaraat centre bi parce que centre bi ñi ko gisoon jamono yële passé gisoon nañ ne yàqoon na ba jéggi dayoo mais actuellement defaraat nañ ko vraiment ba macha allah grâce au ministère de l'Intérieur. Maintenant subvention yi ñu daan am noonu nag. moo xaw a wàññeeku non dafa dakk bi fi président Wade nekkee man personnellement demandé woon naa audience finalement j'ai été reçu par benn conseiller technique am. ñu defal ñuy appui yoo xam ne 5 millions la woon. Voilà, mais depuis lors quand même on n'a pas eu des financements yu jógee ci état bi non loolu moom dakk na quoi. Ressources yi nga xam ne moo ñuy permettre ñuy fonctionner principalement ay ressources yoo xam ne ci partenaires yooyu ma la cité léegi ci lay jógee. ANCS tey am na dans le projet yi ñuy jox appui institutionnel boo xam ne dañu permettre ñu fay ndox fay courant. Dajale leneen li nga xam ne am nañ ko fay ci yenn animateurs yi ñu am donc waaw lañ leen di fay dañ ko tuddee salaire rek mais de toute façon loolu moo jàppandi pour l'instant voilà un peu noonu la ñuy fonctionner pour l'instant. loolu am na solo Cheikh loolu daf ñu may rek ñu xuus si ñaareelu question bi. oui muy dem ci ku xam centre Jacques Chirac xam ne centre boo xam ne day liggéey ci wàllu prévention dafay activité ci population bi rawatina si ndaw yi ci wàllu sinébar. ñun luñ bëggoon xam si ñaareelu question bi mooy est-ce que tey mën nga dellu si yan xeetu sinébar la ndaw ñi bala population bi di gën a consommer ak ban tranche d'âge moo koy jël. merci Abdoulaye yow da nga ñëw ci benn question boo xam ne dañ jàpp ne lu am solo la gis nga problème drogue c'est un problème très sérieux te man mi ciy liggéey ça fait des années dama jàpp ne Sénégalais yi xëy na mbir mi ni mu sérieux sax comprendre wuñ ko impact bi mu am tey ci suñu réew mi véritablement dama jàpp ne nit ñi sax mesurer wuñ ko ni ñu ko war a mesurer parce que ñi koy jëfandikoo bari na dafa mel ni sax dañuy yokk te drogue yi boo xamee ni ñuy def ci nit da nga xam ne lu ñu war a moytu la boo gisee réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole jëlal France jëlal États-Unis ak yeneen réew yi nga xam ne effectivement ñoo ñu ëpp doole chinois yi japonais yi gis nga ressources yi ñuy def pour xeex drogue daanaka moo ëpp ñun suñu budget national yi boo xoolee sax da nga koy gis drogue la ñu gën a bañ lépp loo gis aujourd'hui à part le terrorisme drogue mooy seen problème principal donc parce que dafay yàq société dafay yàq ay nit parce que lu yàq nit dafay yàq société de façon générale te suñu réew mi ñi jëfandikoo drogue bari na bari waaye boo xam ne dama koy faral di wax ci yenn jotaay yi may am ak nit ñi gis nga réew li koy doxal ay nit la d'abord ay ressources humaines yoo xam ne ñu ngi fi taxaw am capacité liggéey
loolu drogue menace la ci. drogue dafay yàq effectivement potentiel humain bi ñu am parce que nit ki koy jëfandikoo da ngay tollu niveau boo xam ne yow sa capacité de production day wàññeeku. c'est-à-dire doo mën a liggéeyati yow doo mën a produire tu n'es pas capable de produire ni intellectuellement ni physiquement amatuloo kattan pour mën a doo jëriñ sax sa bopp la ngay jëriñ réew mi donc yooyu mooy problème yu am dafay nasaxal nit en fait te luy nasaxal nit dafay nasaxal société dafay nasaxal économie dafay nasaxal éducation dafay nasaxal lu bëree bëri mais loolu bu fekkee ne ndaw ñu bëri dañu nasax ci affaire drogue mais réew mi ci boobu mooy nasax finalement donc loolu mooy problème bi tey yaa ngi wax yan drogue la ñuy gën a consommer ci àdduna bi mën naa ko wax li tubaab di wax cannabis ñu koy wax yamba mooy drogue bi gën a law ci àdduna bi Sénégal consommation bi ci am jéggi na tayoo fii ñuy jëfandikoo yamba mais buñ la waxee ñaata nit lañ da ngay jommi d'ailleurs kenn mënu la wax ñaata la parce que ba léegi amul benn enquête boo xam ne def nañ ko ci mais liñ jàpp rek mooy ne effectivement ñi fiy consommer yamba bari na te du yamba kese lañ fiy consommer drogue yi nga dégg ci àdduna bi yëpp ñu ngi Sénégal tey fii héroïne mu ngi fii cocaïne mu ngi fii crack mu ngi fii amphétamine yaa ngi fii yëpp a ngi fii nit ñi nag dañuy réere mbir léeg-léeg sax ma dégg ko ñu ne fii moom xëy na yamba mooy suñ problème mais yeneen drogue yi moom seer na seeraay goo xam ne su fii jàpp nañ ne askan wi comme que askan wi bëriwuñ doole duñ ko jëfandikoo loolu njuumte la ñu ngi koy jëfandikoo day assumé war na xam li may wax parce que dañuy bokk ci kuréel yi ñuy daje tey effectivement fii Dakar ak feneen du Dakar kese même dans les régions am fa héroïne du jafe trop ci ñi xam fi ñuy jaar yomb naa am daal ci réew mi fii ñuy jaar boo ko xamee am ko mën nga ko am fi cocaïne yomb na te du lu seer a seer gars yi ay 3000 francs la ñuy am di ci moins de 5000 francs nga am sa benn keppa dem jëfandikoo ko donc yooyu dafa law ci dëkk yi ba nga xam ne effectivement problème la gis nga Sénégal ci boppam dafa nekk réew moo xam ne problème drogue bi daf fi am doole ba nga xam ne même production bi am na fi doole drogue jëfandikoo dañ ko fi produire aussi dañ ko fi produire loolu jarul nëbb boo demee dans le sud du pays là suñu mbokku Casamance yi am na ay îles Caroline ñun ñu dem nañ fa visiter mais man bés boobu dama jommi da ngay xool fu sa bët yem ay yamba rek lañ fay bay boo demee dans les îles Caroline xëy na du ma tudd dëkk ba waaye dem naa ci benn dëkk boo xam ne seeni ressortissants étudiants yi fa dëkk di jàng fi université Dakar ñoo ñëw Thiaroye ne ñu dañu bëgg ngeen ñëw suñu dëkk wax suñuy waajur ñu bàyyi mbayum yamba parce que lii mooy problème ñu ànd ak ñoom ministère intérieur jàppale ñu ci moo ñu jox oto jox ñu chauffeur defal ñu ordre de mission ñu ànd ak ñoom dem ba ci île Caroline yi foofu bi ñëwee toog fanaan bët set on est allé sur le terrain regarder les champs mais ndeyasu da ngay xool foofu sa bët yam te lañ ñu wax mooy ñun lii dañ koy def parce que daanaka dañu amul pexe parce que fii leneen loo fi bay doo ko mën jëfandikoo kenn du ko jënd si loo fa bay Casamance yi xam nañ loo bay mu sax mais dañuy wax ne île yi dafa enclavé te dafa enclavé dëgg la ñun bañ fay dem préfet bi moo ñu jox moteur gaal moteur motorisé on a fait 1 heure ci biir fleuve bi 1 heure la gaal gi daw motorisé pour nga agsi ci île yi foofu dafa enclavé tellement foofu dem fa jafe na. waaw ñu ngi leen di xamal ba léegi ñu ngi ci biir émission Fagaru muy ñeenteel numéro ñu amoon mbégte ak kontaan di dalal monsieur Cheikh Diop muy coordonnateur CECID muy centre de sensibilisation ak d'information sur les drogues nekk fële sa Thiaroye loolu rek dafa ñu may ñu ko ci ñetteelu laaj bi Cheikh ndax am na ñuy wax am na lien entre drogue ak yeneen jàngoro yu mel ni doomu jàngoro sida VIH ak hépatite wala tuberculose est-ce que mën nga dellu ci xayma bi ak ñaata ñoo amee doomu jàngoro sida aussi yeneen doomu jàngoro yi kii sonal leen muy jàngoro yu mu tudd nii léegi. jërëjëf Ablaye effectivement question bi am na solo li ma ci bëgg a wax rek mooy que drogue ci boppam bu fekkee da nga koy jëfandikoo ak xeeti drogue bu mënti doon mën na dem ba andil la feebar bu ñuy tuddee addiction xeetu feebar la maanaam nit ki da ngay toll foo xam ne yow daanaka doo mën a tàqalikoo ak li nga xam ne yaa ngi koy jël bés boo tàqalikoo ak moom mu feeñ ci yow feeñ ci sa melokaan feeñ ci say réaction et yóbbu la ci benn état boo xam ne daanaka dafay tàqalik ak sa sago donc addiction nag terme la boo xam ne xëy na sax gën na yaatu loolu
parce que dañ koy observer aussi ci yeneen mbir yoo xam ne du drogue am na lu tubaab di wax addiction comportementale gis nga nii ñu mel ci appareil yi ñu yore nii téléphones yeeg ordinateurs yeeg yooyu sax forme d'addiction daf ci am yow mii rek boo xëyoon sa téléphone yàqu wala sa ordinateur yàqu nga toog ñaari fan ak amoo ci accès dana bëri lum la yàqal dana bëri lum la manqué dana la sax jàpp sur le plan psychologique dana am benn état bu mu andi ci yow. parce que dañ ci commencé ñun développer benn forme de dépendance nit boo xëyee sa téléphone réer la da ngay mel ni ko dof parce que effectivement dañu commencé développer ay comportements addictifs par rapport à ces objets là donc loolu dafa am na ay forme d'addiction yu bari au jeu ñii nga xam ne dañuy def jeu de cartes di jouer ay PME ak yooyu daanaka dañ ci am forme d'addiction buñ xëyee lu ñuy njëkk a def mooy dem jouer yi dafa bokk seen dund bés bu ñu ko manqué mu am lu feeñ ci ñoom am na ñoo xam ne ci sport la leen dal am na ñoo xam ne ci wàllu sëy sax daf leen ci dal dañu am li ñuy wax addiction au plan sexuel nañ koy defee dafa dem ba nga xam ne duutuñ ko contrôler donc yooyu la ñuy wax addiction de façon générale mais bu ñëwee ci mbirum drogue nag mooy loo xam ne benn produit boo xam ne da nga koy jël mais toll ci foo xam ne yow bés boo ko manqué effectivement mu andil la benn état boo xam ne ku feebar ngay daal di doon tàqali ak la sa sago et yóbbu la ci benn état boo xam ne sax yow daanaka sa nité day wàññeeku waaye forme d'agression sax mën nga ko développer loolu la ñuy wax état de manque bu ci nit ki tolloo daanaka li koy sorale ak bàyyi moo du sori mais li nga wax li ci am solo mooy que dama bëggoon wane rek ne drogue bi ci boppam day joxe ay feebar bi ñu tuddee addiction dañ koy faj nag parce que fii ci Sénégal nit ñi war nañ xam ne ñiy jëfandikoo drogue du nit ñoo xam ne seen xel dafa dem tàqaliwuñ ak seen solo duñ ko ay dof maanaam ay nit nañ loo xam ne dañuy jëfandikoo loo xam ne ëpp na leen doole mënatuñ koo bàyyi bëri na lu mu yàq ci seen dund dañ leen war a faj simplement pour dindi leen ci dépendance boobu ñu am loolu nag fii Sénégal dañ ko fiy faj yàlla baaxee nañu boo demee Fann am na benn structure bu fa nekk bu tudd CEPIAT ñu ngi ko taxawal depuis 2011 effectivement la muy liggéey am na solo donc li nga xam ne moo am solo mooy que ñu xam ne yemul CEPIAT kese hôpital Thiaroye ñu ngi koy def am na ay tentatives yu ñuy def ci yenn régions yi aussi donc vraiment ñu xam ne loolu yu jàppandi la ñi am problème mu drogue tey am na fu ñu leen di faje mais ñiy jëfandikoo drogue wax naa ko sànq dañuy doon ñoo xam dañuy vulnérable ci yeneen feebar yi aussi dafa am yeneen feebar yu fi nekk yoo xam ne boo fekkee da ngay jëfandikoo drogue pour nga am ko day xaw a yomb benn ci doomu jàngoro sida pour mu dugg ki nga xam ne dafay jëfandikoo drogue yi ñuy wax ay drogue injectable bu ñuy wax drogue injectable mooy bépp drogue bu nga xam ne nit ki mën na ko jamoo mën na ko fóon parce que effectivement gis nañ ne bokk na ci liy doxee doomu jàngoro sida ay deret yu jaxasoo benn forme la ci mode de contamination yi boo ko jàngatee li nga xam ne dafay jëfandikoo drogue yooyu nga xam ne dañ koy piqûre wala mu doon drogue yoo xam ne dañ koy sërëxndiku di ko fóon objet ya muy utiliser bu dee day piqûre seringue lay utiliser mooy ping yooyu nga xam ne moom la ñuy piqûre nañ koy jëfandikoo ñaare dañ koy def li ñuy wax usage collectif maanaam ay nit ñu bari ñooy toog jëfandikoo teg seen héroïne wala teg seen cocaïne di ko bokk di ko jël ping bi benn lay doon wala ñaar lay doon ku jam jox sa moroom mu jam parce que bu fekkee ne dañoo cotiser jënd mbir mi mais naturellement buñ koy consommer aussi dañ koy bokk ñëpp a koy bokk te fii baaxoowuñ kenn ku nekk di ñëw ak sa seringue bopp kenn ay am benn rek ci gars yi ñëpp daje bu kenn jamee jox sa moroom mu jam fukki nit mën nañ jamandoo benn seringue loolu nag bu fekkee am na ci seen biir kenn ci ñoom bu amee doomu jàngoro sida rek day daal di law ci groupe boobu ba li nga xam ne mooy li ñuy sërxandikoo noonu objet la boo xam ne tubaab paille la ko tuddee boo ko gisee day mel ni bant yooyu ñuy naane boisson pipette yooyu ci misaal noonu lay xaw a mel loolu effectivement ñi koy jëfandikoo ñiy jël cocaïne sax ñoo ko ëpp ñi koy jëfandikoo mais li nga xam ne lay andi mooy que dafay andi ay blessures parce que acidité produit bi dafay bënn lu ci ëpp li ñuy wax les cloisons nasales parce que fii xam nañ ne yax nekku fi bakkan amul yax der boobu
acide bi niñ koy sërëndikoo noonu muy laal der bi dafay dem ba nga xam ne mën na provoquer ay dagg-dagg ci ay biir dagg-dagg. ñaari boo gisee ñu koy def sax ñu ci bëri dañuy am saignement au nez mais dès l'instant où buntu deret am na bu fekkee ne effectivement pour bant boobu muy utiliser keneen jël na ko mais mu am doomu jàngoro sida daal di yomb bu fekkee kenn ci ñoom am na doomu jàngoro bi contamination bi noonu lay dawee ci seen biir loolu dem na ba nga xam ne 2011 ñu def benn enquête maa ngi juum sànq sax di wax CEPIAT 2015 lañ ko taxawal 2011 ñu def benn enquête fii ci Dakar région de Dakar doon xool ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue naka la doomu jàngoro bi tëdde ci ñoom région de Dakar rek la yem enquête bi enquête nationale lañ bëggoon mu doon def nañ sax ay étude de faisabilité dem ci Ziguinchor dem ci Thiès dem ci Saint-Louis mais mujj gi daal Dakar lañ ko yemale ndax koppar yi matewu ko bañ ko yemalee Dakar 4 départements yi constitué région de Dakar yëpp ñu fexe am ñoo xam ne dañuy jëfandikoo drogue yooyu laa wax héroïne cocaïne wala crack jéem leen recensé def ci ñoom test VIH enquête boobu permettre leen woon ñu dajale 1324 personnes ci wolof mooy junni ñetti téeméer ak ñaar fukki nit ak ñeent amoon na ay jigéen ci seen biir loolu am na solo ñu wax ko xëy na jigéen ñi tolluñ ñu góor ñi dëgg la mais lu mu bon amoon na ay jigéen ci seen biir mais bañ defee xayma bi defal leen test VIH gis nañ ne amoon na benn taux de séropositivité boo xam ne natt nañ ko ci 9,4%. daanaka téeméer yoo jël. mën nañu wax ne fukk ya ci ñoom am nañ doomu jàngoro bi. loolu nag ba mu amee dañu jël conseil national de lutte contre le sida daal ne nag lii problème la. parce que comme ni ñu ko xamee ñun prévalence bi suñ population générale dafa xaw néew na trop. tey ñu ngi wax 0,5%. bu fekkee si biir askan boobu am na benn groupe boo xam ne seen taux de jéggi na ba dem ci niveau presque 10%. Loolu day andi problème. léegi loolu moo tax conseil national de lutte contre le sida ANCS ak ñëpp ñi nga xam ne ñuy jóge ci wàllu sida fii ci Sénégal daal ne ñii ba jot nañu dugal leen ci li ñuy wax les populations clés. Parce que effectivement dañu bokk ci groupe yi nga xam ne ñoom ñoo andi li ñuy wax épidémie de type concentré. Donc ñu dugal leen ci depuis plan stratégique Saint-Less yu mujj. ñu jël ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue yooyu. dugal leen comme population clé am ay intervention yu am solo na yu ñu ciy def. ñun ñii ci loolu la ñuy liggéey. depuis 2013 maa ngi koy wax sànq. ANCS daf ñu jël ñu nekk sous récipiendaire. di liggéey ak groupe yooyu. mais du lool rek. hépatite bi problème la. hépatite bi dafa jàpp ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue. tuberculose aussi daf leen di jàpp. daf leen di jàpp bu baax a baax. benn ci maladie yi ñuy am. te xëy na duñ ci toppatoo bu baax. mooy yenn feebar yi nga xam ne dafa am parce que infection sexuelle yi du VIH kese. am na yeneen infection dañ koy am dañu am ay problème dermatose. dañu am ay problème dentaire. donc vraiment pour wax ne kii jëfandikoo drogue du doon drogue rek du doon problème dafay lawal yeneen feebar. yeneen jàngoro loolu am na solo Cheikh jërëjëf foofu la ñuy xuus rek ànd ak waa régie dem seetaani élément bi ñëwaat fii ci plateau bi. am na historique lu yàgg am na lu jëkkoon benn kuréel boo xam ne sociopolitique bu tuddoon Maalaw bu nekkoon di dox tuuti après mu tas ndaxte kooku ba muy jeexee le journal boo xam ne dañ ko tuddoon Jamra bi journal boobu demee ba mu yàgg ay ndaw ay étudiants ak élèves yoo xam ne ki jiite ki amoon xalaat bi muy Mbaye Sall mu ngi France moo ko defoon ñu ne mu njëkk a fal président de l'association des jeunes amis de Jamra mu dem ba mu am organisation Jamra association Jamra boobu di dem ba kilifa yi nit ñi gis ne am na njariñ ñu mujjee en 97 def parce que loolu la indi ONG Jamra depuis at yooyu ba léegi ñu ngi yëngatu si lu bari si jikko yi si jàppale doomu aadama yi mais li nga gën a nit ñi seetlu journal ba daan wax mbon yi ak jaar càll bi ñenn ñi di jaar pour fàttali leen dellu si leen ñu commencé nag ku mel ni docteur Ibrahima Ndoye gis la ñuy def si xeex mbiru drogue
mu ne ndax yéen loolu ngeen di def ci drogue bi mënu leen ñëw ñu defaale ko ci mbir VIH sida bi loolu moo dugal ONG bi après suñu mbokk ay sida service dugg si ba mu am alliance de religieux di am bés benn kilifa ne li ngeen di doon dénoncer ci journal yi ba def ONG war na am ay solution ci biir solution yi nag ñuy dem di yéen nit ñi di jàppale ñi nekk ci ay tolof tolof ba bi ñu duggee ci mbiru li leen yëkkati muy mbiru li CNLS di liggéey ci mbiru VIH boobu it ñu dugal ci suñu loxo yéen nit ñi ci feebar bi mais wane ne feebar baa ngi fi mais ñi feebar dafa am taxawaay bu ci war a ne taxawaay bi mooy lan jàppale leen yee askan wi waaye jàppale ñi am doomu jàngoro feebar bi pour ñu mën a dund ci seen biir famille. mais tamit ñu gis ne am na boddi ak ber bu ci am ñu dénk ñu loolu ci lu yàgg ñu ciy liggéey CNLS ak ANSS ak yeneen i kuréel boobu ba léegi ñu ngi ci ndaxte feebar bi xam ngeen ne umpaliwuloo ne ba léegi amul garab gu koy faj dañuy traité. dañ ciy sant yàlla ndaxte boo xam ne ba ngeen ko daan def ñun ak ASLUD rek ñoo ci nekkoon dem ba suñu mbokk suñu ay rakk centre Jacques Chirac dugg ci ba di ci def liggéey bu am solo ak ñeneen léegi gis nga ne dem na ba am ay réseau ay fédération soo doon nekk fenn yow ak kenn di woote di wax ba ay juróom-benn fukk ay téeméeri nit di ñëw kuréel di ci def loolu c'est un premier résultat beneen résultat bi mooy gis nañ dem nañ ba am na lu ci état bi dafa muy le comité interministériel de lutte contre la drogue ñu ngi fi mais gën nañ jox gëdd société civile bi ba bien que des na ndaxte liggéey bi warul doon ci ay semaine rek dafa war a doon lu law ci at bi yemuñu ci loolu rek mais dañu yem ci ñi nga xam ne ñoom doo reeteet walla di dénoncer ñiy jëfandikoo drogue bi du ñu koy jëfandikoo ñi ko fiy dugal li ñuy wax trafiquant yi ñi koy jaay bu rëy ñooñu la ñuy gën a wax ñu taxaw mën a jàmmaarloo ñoom mais suñu ay doom suñu ay rakk ñoo xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue bi am na si ñoo xam ne dañ leen war a faj am na ñoo xam ne duggaguñ ci dañ leen war a def wattandiku muy tubaab bi wax prévention loolu moo tax ñu ne yemuñu ci loolu rek ñu yemit ñi nga xam ne mbirum drogue bi laal na leen bu baax ñu gis ne am na fi un centre bu ñu tuddee CEPIAT buy faj ci mbiru docteur ñu mel ni ay yeneen centre yoolu association yi ciy liggéey ci société civile bi soo amee kenn dalal ko am na foo xam ne du aajo nga yóbbu ko ci hôpital dañ koy encadré mais su fekkee ne fa perturbé maanaam xelam jaxasoo walla mu am fu mu egg dañ koy orienté def référence lu mel ni CEPIAT lu mel ni principal daara bi depuis 94 ba fi ma toll mu ngi fi xale bi yu teel a sol ci dënnam alquranul karim ngëm ba nga xam ne dootul doon xob boo xam ne ngelaw bu ñëw ëpp ko yóbbu ko looloo tax ñu def ko tamit ngir xeex mbiru taxawaalu bi parce que gisoon nañ xale yu bari yu taxaw ci kër yi am ñu ngi gërëm suñu mbokk yi yor ay daara te muy daara dëgg yoo xam ne dañ ko def pour sol di dënnu xale yi mais gis nañ tamit ci gox koñ yi ak ñu xale yu bari yu daan taxaw ñu koy def pour sol ci xale yi seen dënn alxuraan préparer leen pour ñu mën a def face au problème de la vie yooyu tamit lu am solo la ndaxte dina armer xale bi ba nga xam ne complexe ak ay déviation yenn yi dina ci mucc. si nag si plateau Fagaro ginnaaw bi seetaan élément bi madame Coulibaly lan la reportage wax ak foo ñu demaloon ci reportage bi. waaw jërëjëf Abdoulaye reportage bi ñu ngi ko defee ak benn ONG muy ONG Jamra yaakaar naa ni ñun ñëpp yàgg nañ dégg ñuy wax liggéeyu Jamra ak taxawaayu Jamra ci lii nga xamante ni moom mooy xeex drogue mais également xeex doomu jàngoro sida bi. je pense que ñun ñëpp bu ñu waxee Jamra wax xeex drogue suñu xel war na dellu ci Abdou Latif Guèye nga xamante ni ku amoon taxawaay bu amoon solo la ci ONG Jamra mais également ci xeex li nga xamante ni moom moo di drogue ci biir askan bi donc ONG Jamra ñi ngi liggéey ci vraiment sensibiliser di xeex jëfandikoo drogue bi di xeex aussi law drogue bi
ci biir àdduna bi ci biir Sénégal mais également di dugal seen loxo tamit ci xeex doomu jàngoro sida bi parce que Cheikh wax na ko sànq tey jii dafa am benn lien boo xamante ni bu jege la ci diggante VIH ak drogue parce que bu ñu xoolee pourcentage bi fii Cheikh wax léegi ci benn étude bu ñu def en 2011 que ci benn population boo xamante ni usager de drogue lañu bi ñu xaymaa ñi ci am doomu jàngoro sida bi presque ñu jege 10% te loolu yaakaar naa ni war na tiital kenn ku ci nekk ba tax ñu war a seetaat bu baax war a taxawaat bu baax ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex drogue bi ak dugg bi muy dugg ci réew mi mais également ni ko Cheikh waxee aussi nga xam ne ci biir réew mi dañ ko fiy bay loolu bëggoon naa woon sax wax laaj ci Cheikh parce que tamit loolu jot na aussi ñu xoolaat suñu loi yi xoolaat suñu loi yi bu baax nga xamante ni vraiment dinañu permettre ñu gën a mën a xeex drogue bi dugg bi muy dugg ci réew mi mais également bay bi nga xam ne dañ koy bay ci biir réew mi li nga xamante ni moom moo di sinébar donc Jamra taxawaay màcc ci loolu ñu ciy liggéey bu am solo dem ba nga xamante ni ñi ngi gën a lawal xeex boobu ba lëkkaloo ci ak AMRENS mooy alliance des religieux nga xamante ni ay centre de santé Yacine Thiandoum les associations catholiques ak ñeneen ñi ngi tënku ci biir alliance boobu pour que di gën a mën a xeex gën a mën a jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy jëfandikoo drogue bi di gën a xeex aussi di jàppale également ñi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro sida bi te loolu dafay delloo si rek am solo gi nga xam ne tey implication wu société civile am na ko solo ci xeex doomu jàngoro sida mais également xeex drogue parce que comme ni ko Cheikh waxee ONG lañu ONG yi tey taxawu nañ taxawaay bu am solo boo xamante ni ci xeex drogue bi muy centre Jacques Chirac di ONG Jamra mais également di Alliance nationale des communautés pour la santé loolu ñoom seen lëkkaloo ak tey état ñu mel ni que conseil national de lutte contre le sida ak ministère de la santé xëy na tey ñoom ñoo ñu yóbbu ba ñu am tey résultats yi nga xamante ni dañ ko am ONG Jamra aussi dafa am benn liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci ndaw ñi muy xale yi di tàggat ndaw ñi mooy éducation de base di def fa daara di jàngal xale yi seen diine mais également di leen jàngal rappeler valeurs yi nga xam ne war na xale bi di ko xam di ko màggaale ba xëy na yu bëree bëri yàlla mën na ko ci musal su xamee moom fi mu jógee xam fi mu jëmee également xam lii aussi bu ma ci duggee lan la ma mën a jural ëllëg donc loolu Jamra mi ngi ciy liggéey di tàggat ndaw ñi ñu jëm kam ñu koy màggaale di ko gën a xam loolu yaakaar naa aussi liggéey bu am solo la boo xam ne waa ONG Jamra ñu ngi koy def. loolu am na solo Cheikh rek ci 30 secondes nga sànni ci reportage bi ñu defoon Jamra. waaw am ci mbégte bu baax di ci profiter di nuyu suma doyen Bamar Gueye di wax ne Jamra moom suñu mag lañ ci liggéey bi parce que centre bi ñu koy tabaxal ñoom fekk nañu jiitu ñu ci terrain bi di rendre hommage Abdou Latif Gueye man ku ma jege woon la ba muy nekk président fédération ONG lutte contre la drogue man maa nekkoon secrétaire général am ba mu ci jógee am ay yeneen charge la ma bàyyi man ma commencé jël nekk président fédération bi yàgg naa liggéey ak moom donc di wax ne ONG Jamra liggéey bi ñuy wax liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo la liggéey bu am solo la parce que dafa fekk si ñu liggéey bi ñuy def c'est la même chose prévention la ñuy def prise en charge accompagnement des usagers leneen li ñu ci yokk sax mooy li Ndeye Assou andi léegi jël en charge la petite enfance parce que dañuy tàggat ndaw ñi bi ñu nekkee xale yu ndaw yaakaar naa loolu aussi lu am solo la ci wàllu prévention donc ci gàttal vraiment di leen rendre hommage di wax ne ñun comme ni ma koy waxee sama doyen Bamar ñu ngi seen ginnaaw ndax ñoom ñooñu ci jiitu ñooñu ci ëpp expérience te wax dëgg yàlla aussi yaatal nañ ñu lu bëree bëri loolu donc vraiment di leen remercier ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def bu baax loolu am na solo ndax ONG Jamra ku ko xam-xam ne aussi wàllu tàggat comme ni ko Ndeye Astou waxee ndax am nañ daara boo xamante ne ay tout tànk lañ fay tàggat confinement bi sax moo leen téye woon waaye léegi ñu reprendre incha allah novembre ndax parents yu bëri foofu wàllu taxawaalu beeg yooyu ak bañ seen doom sànq aussi foofu la ñu indi xale yi pour ñu tàggat leen def si ñoom alxuraan jàngal leen daal orienté leen pour ñu nekk ay mag yoo xam ne ay modèle la ñu nekk foofu rek la ñu xuus àndaat ak waa régie dem seetaan deuxième élément muy avis d'expert dellu waat fii si plateau Fagaru. Nous sommes membres de l'association
national des imams de la commune de Hann Bel-Air donc am na loo xam ne lii mën nañu ko tuuti ci mag ñi gone yi aussi suñuy sët ak suñuy jarbaat ak suñuy rakk ñëpp ngi fi dañuy jàppale ci loolu góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ci nekk wax nañu la ni na nga seet loo xam ne lii yow bu doon yow ndax buñ la ci jàppee dana la neex walla du la neex ndax sa wér-gi-yaram a ngi ci li ngay def ndax sa xel mu dellu si mu ngi ci yow walla nekkul ci yow te li ma ciy gën a dégg rek moo di daal lii daal lu baaxul la comme lu baaxul la nag bàyyi dong laa ci xam. Hann Bel-Air soo ko déggee rek fi mu nee nii gaal yi fa la ñuy nekk quai de pêche baa nga fa façon nit ku nekk riverain yi façon nit ku nekk ñu ngi ci biir dëkk bi de telle sorte que ni yamba baa ngi fa yeneen ak yeneen gañ yoo xam ne yi soo seetee sax mag ci boppam munu koo wax waaye dana xam ne daal lii ñaawteef la boo xam ne bii mu ngi fi xam na nag comme doole amul pour nga xeex waaye sa làmmiñ mën na cee jaar nga ne lii kat baaxut lii kat bàyyi leen ko lii bu leen ko def lii mel leen ni taxawee leen ni def leen lii. alhamdulillahi rabbil alamin gis nañ ci résultat parce que man mii di wax ak yow am naa ñeenti membre ci suñu association yoo xam ni vraiment ci yooyu lu ñu doon dund di ci def ba ñu ci xaw am sax problème ak seeni famille mais yàlla dimbale nañu ci conseil wu ki nga xam ne kii tey moo di ONG Jamra ñoom ñu ngi ñuy wax ñuy jox ay këyit di ñu won ay tettee yoo xam ne ñun buñ ci jaaree lii ñu bëgg a aaye incha allahu rabbi buñ ci continuer yàlla mën nañ ci def sutura ba loolu dana effacé wu. bu ñu ñëwee ba tey ñun ñi ñuy woo pour ñu toog nii di wax nit ñi di ko dégg liy jëm ci ONG Jamra loolu duñu ciy wax lu ëpp mbaa bu ñu moytuwul sax daañu wax loo xam ne lii ki nga xam ni kii mooy président ONG bi bu ko déggee day wax ne ah góor gi de dafa ñu bëgg rek waaye loolu defaluñu ko te fekk liñ ñuy defal ñun ñi rek xam nañu ko bu baax a 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 baax activité bu ñu mës a am ñoom ñoo ciy taxaw ci lépp nag financièrement matériellement spirituellement ñëpp duñ ciy taxaw won ñu tettee ñu yëkkati seen alal neen jaar leen ci lii def leen ci lii def leen nii. nañ seetaan élément bi muy deuxième reportage bi avis d'expert madame Coulibaly dafa mel ni Hann Bel-Air nga ñu demaloon ci reportage bi. waaw Hann Bel-Air la ñu demoon te rencontré association nationale des handicapés ñi nga xam ne am nañ benn branche bu nekk Hann Bel-Air rencontré monsieur Ousseynou Dabo muy organisation boo xam ne aussi bu am taxawaay bu am solo la ci xeex mbirum drogue mi lëkkaloo ci ak ONG Jamra donc ONG Jamra mi ngi jàpp bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ni association boobu mi ngi koy def mu nekk loo xam ne lu xaw a lu ma kii la daal lu ma yéem parce que association bi mënoon nañu dem liggéey ci leneen comme c'est une association ay handicapés am nañu mën a ci yeneen kii yi mun nañ nekk ne nañuy xeex yalwaan bi nañu xeex lii nañu xeex lale mais ñoom dañu décider tamit dugg ci xeex drogue bi te fexe ba nga xamante ni ci seen commune bu ñu nekk muy commune Bel-Air dinañu fexe ba ndaw ñi wax dëgg yàlla sóobu bi ñuy sóobu ci mbirum drogue bi wàññeeku bu baax a baax a baax parce que gis nañ ne que ku wax Hann wax nag seen am na quai de pêche te quai de pêche njënd meeg jaay mi ni xaalis bi ñu duggalante xaalis bi ni muy duggee noonu am na solo ba nga xam ne ndaw ñi dañuy am accès ci xaalis bi bu facile te xëy na ñu ci bëri ci ñoom mënuñ ci nañ ci xalaat leneen loo xamante ni xëy na du noonu muy jëfandikoo drogue donc ñoom ñu organiser wu ci seen commune taxawaay bu am solo dëgg yàlla di xeex li nga xamante ni ñi ngi moom mooy drogue ci xeex boobu sax tax nañu récupérer ay nit récupérer ñoo xam ne tey dañu doon jëfandikoo drogue ba dem bay xaw a sànku mais également ñoom ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne ñi ngi koy def tax na que ba ni tey ñooñu récupérer nañ leen ba ñu nekk ci biir association bi tey di liggéey mais aussi bàyyi li nga xam ne doon nañ ko jëfandikoo ba mu mënoon naxasal seen àdduna donc muy organisation bu taxaw bu dëgër wax dëgg yàlla di liggéey bu am solo. loolu am na solo comme nu nga ko waxee rek ñu nekkoon ay handicapé mënoon liggéey ci yeneen fànn xam ne aussi bon Hann Bel-Air aussi carrefour la ndax ku am wax géej wax ay gaal aussi
am na yeneen doomi aadama yu fay ñëw jóge ci yeneen gox te loolu yëpp aussi mën na exposer kii bi Cheikh ci 30 secondes lan ngay sànni kàddu ci par rapport association nationale des handicapés. di leen féliciter di leen encourager di nuyu Ousseynou Dabo sama doyen boobu xaw nañ gëj a gisee mais comme ni ko Ndeye Assou waxee c'est une association de la société civile hein. C'est une organisation de la société civile bu nga xam ne véritablement liggéeyam liggéey bu am solo la ci wàllu xeex drogue bi aussi. man maa ngi fàttaliku semaine nationale lutte contre yi ñu daan def contre la drogue yëpp dañ ciy am taxawaay bu wér-wér. boo seetloo ci photo yi da nga ma ci gis loolu benn activité la boo xam ne ñoom ñoo ko organisé woon benn conférence bu mag. ma demoon fa doon ko participer ak ñoom. donc comme ni ko Ndeye Assou waxee li ci am solo mooy que ñoom ay personnes handicapées lañ yoo xam ne dañu engagé wu. ci cause boo xam ne effectivement dafa concerner tout le monde. te loolu moo ci am solo. du association buy wax mbiru yelwaan ak yooyu naam loolu am na solo mais ñoom weesu nañu loolu. dañu dugal seen loxo bu baax ci xeex li nga xam ne mooy wàllu drogue xeex li nga xam ne mooy wàllu VIH sida di fexe ñi nga xam ne ay jeunes lañ nekk ci seen localité boobu muy Hann Bel-Air ñu leen di récupérer leen dugal ci seen association. donc ñu jar a taxaw la ñu jar a dimbale lañ. véritablement parce que au-delà de leur vulnérabilité. ay militants yu engagé lañ dans la lutte contre la drogue dans la lutte contre le VIH. donc di leen jaajëfal bu baax a baax. loolu am na solo Cheikh ndax tey jii moo nañ toog ne du ñu jàpp ci xeexu drogue mbala lii di sinébar mbala doomu jàngoro ndax loolu am na solo ndax réew boo ci nekkee da nga ci dugal sa wàll xeex jàngoro nga xamante mun na lor askan bi mun na lor ko aussi ndaw ñi ñu leen di xamal ne yéen a ngi woon ci émission fagaru muy ñeenteelu numéro te ñu amoon mbégte ak kontaante doon daal monsieur Cheikh Diop muy coordonnateur CECID muy centre de sensibilisation ak d'information sur les drogues mu nekk Thiaroye ñu koy wax centre Jacques Chirac émission bi nag ci ñetti pàcc lañ ko defee woon bu ci juutu newoon gan gi ñaari bi nekkoon chronique de la semaine ñetteel bi nekkoon avis d'expert ak suñu jigéen madame Coulibaly Ndeye Astou émission bi nag conseil national lutte contre le sida moo ñu ko baaxee moo ñu ci jàppale ak ndimbalu RDV ci wàllu technique bi ci foofu laay profité rek di leen laaj yi ngeen sànni kàddu par rapport ak octobre rose ndax ñu ngi ci weer bi nga xamante ne jigéen ñi lañ ko jagleel. waaw foogoon naa ne Cheikh am na benn conférence bu ñu ki def sax samedi bii passé. waaw non ñun gaa dañ ci dugal suñu dox bu baax a baax. ñun samedi bii passé centre Jacques Chirac accueillir na benn rencontre bu mag. ànd ko ak association bu ñuy wax AFAT association des femmes pour l'appui au développement ànd ko ak waa division de lutte contre le sida ma ciy profité di nuyu docteur Abdou Khoudia. di nuyu Mame Mor Fall bu ANCS ñoom ñëkk mu ngi fa woon di organiser doon def benn panel boo xam ne man maa ko doon modéré ak représentant directeur général du ministère du développement communautaire et de l'équité était là-bas représenté ministère am ànd ak ki nga xam ne mooy directrice du développement communautaire ak seen benn conseil le ministère était bien représenté jigéen ñu takku teewoon fa et li ci amoon solo mooy jigéen ñi ci gën a bari dañu am handicap parce que dañ ko tudde woon octobre de l'inclusion donc ma ciy profité di nuyu madame Khady Gueye bu baax a baax moom mi nga xam ne moom moo initié woon activité bi donc ñun moom octobre rose bi dugal nañ ci suñu loxo bu baax a baax di nuyu ENDA parce que waa ENDA yi ñu andi woon nañu aussi seen camion mobile bi def fa dépistage cancer du sein cancer du col de l'utérus ay jigéen ñu am solo aussi demoon def loolu c'était vraiment une activité très réussie Ndeye Astou loo xam ci jigéen ñi ak cancer ak octobre rose bi waaw fay xanaa rek yokk sensibilisation bi ak teel a dem defi dépistage bi parce que yaakaar naa ni mieux vaut prévenir que guérir te lu mu gën a teel diagnostic bi rek prise en charge bi di gën a yomb may ñaax sama mbokku jigéen ñi bu ñu ragal nañu teel a dem defi dépistage octobre bi opportunité la boo xamante ni wax dëgg yàlla LISCA ak partenaires yi koy jàppale yépp dañuy yombal dépistage bi aussi bien pour le sein que pour le col de l'utérus ñu dépister la teel a xam bu doomu jàngoro bi nekkee ci yow ñu teel la mën a traiter teel la mën a faj nga mën a wér mais soo ragalee dama ragal tel feebar bàyyi ko sa yaram muy law di law ba egg foo xamante ni wax dëgg yàlla dootuñu ko mën a tee faj wala faj bi dootul yomb loolu moom du jur lu dul rek musiba yàlla nañu ci yàlla musal vraiment may ñaax sama moroomu jigéen ñëpp ñu dem di defi dépistage bi di teel a mën a vraiment am bénéficier ci prise en charge loolu am na solo ndax comme ma leen ko waxee émission fagaru la ñu wax ci wér-gu-yaram la ñu wax du ñu waxtaan rek ci lii di sinébar drogue mbala doomu jàngoro VIH mais jàngoro ci en général la ñu wax
waxtaanee. te weer bi nekk na weer bu am solo ñu jagleel ko jigéen ñi pour xeex lii di cancer bu ñu jagleel butitu njurukaay yi ak cancer bu dem ci ween ci jigéen ñi. kon nag ñu leen di ñaan comme ni ko madame Coulibaly waxee rek ngeen teel a dem seetu seen yaram xool seen yaram ngir mun a def dépistage précoce bi mun a faj bu teel aussi bu dee am na gis nañ ci dara daal. kon loolu la woon kon ci biir émission bi mu ngi wax xëcc jeex ñu laaj leen rek seen kàddu gu mujj Cheikh looy tàggatoo. di leen remercier bu baax yéen waa RDV di la remercier yow Ablaye vraiment man damay am mbégte gis la ci plateau bi parce que yàpp naa ne lii may wax. war nga ci mën a wax lu bari. parce que yow aussi tu es un acteur dans la lutte contre la drogue ci loolu lañ xamante. donc nga yàgg a yëngutu ci mouvement associatif yi donc c'est vraiment un plaisir gis la à ce niveau là. Ndeye Assou aussi wax naa ko ci début émission bi ba ma ko xamee mu ngi bëgg a yàgg. mu am taxawaay bu am solo dans la réponse au VIH. tey effectivement day am solo mu teewal fi Senelec je pense que loolu vraiment lu jox beneen niveau émission bi la donc di wax ne rek xëy na des na lu bari loo xam ne war nañ ko wax xaw ma ndax émission yi di ñëw mën nañ ci amaat beneen espace parce que bu woon naa ñu wax aussi ci cadre juridique légal bi nga xam ne moo encadré la lutte contre la drogue ñu wax ci stigmatisation bi nga xam ne effectivement moo frappé les populations tey aujourd'hui ak ay conséquences yu bari yu mu am ba nga xam ne dafay gàllankoor réponse bi ci ay anam yu bari aspect yooyu xëy na temps bi matewu ko mais véritablement bëgg naa ñu am benn espace boo xam ne dinañu permettre ñu aborder question yooyu dinañ ci ñëw ci loi yeeg loolu yëpp waaw yooyu dana am solo mais encore une fois merci à RDV merci au Senelec merci aussi suma partenaire du ma ko fàtte ANCS merci beaucoup parce que ñoom xëy na Jean-Jacques Chirac yenn niveau yi bu ci accès dans la réponse au VIH grâce à l'appui de l'ANCS loolu am na solo depuis 2013 mu ñuy jàppale loolu am na solo jërëjëf Ndeye su lay tàggatoo ci émission bi waaw jërëjëf Faye di jaajëfal rek suñu invité wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee yàgg nañ sur le terrain yàgg nañu ci xeex bi donc waxtaan bu am solo bi mu fi waxtaan bettuma ci moom parce que xam naa ko di remercier sama collaborateur u CNLS yëpp rawatina waa unité de communication mais également tamit di jaajëfal sama taaw parce que olof yi dañ naan ku gërëmul nit doo gërëm yàlla parce que sama taaw bu jigéen moo ma génnee ci tamit bi macha allah di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam vraiment te liggéeyam barkeel joxeel numéro waaw 77 104 56 54 77 104 56 54 waaw macha allah kii atelier bi nu mu tudd non moom mooy jaay tissu bi mooy jaay tissu bi waaw loolu am na solo ñawlul ma ko donc mooy sama taaw bu loolu am na solo kon nag ñu ngi leen di ñaan rek ñu ngi leen di ñaan rek ngeen dem contacter ko vraiment ci am solo yi macha allah kon émission mi xëcc jees ñu ngi profité ci occasion bi vraiment di remercier suñu partenaire Conseil national de lutte contre le sida ndax ci ndimbalam moo tax émission bi am di remercier waa unité de communication njiit bi muy docteur Safiatou ñu ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal di gërëm waa équipe technique bu RDV caméraman yi waa rédaction bàyyiwuñu kenn son monteur réalisation bi ñëpp di leen jéggalu ndax def émission yombul gis nañ coono bu ñu daj pour émission bi yemb population mun ko am téléspectateur yi mun ko seetaan kon nag ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro ci beneen fànn incha allah kon jaa ngeen jëf kenn du yéen alhamdulilah. Ce programme vous a été offert par le Conseil national de lutte contre le sida.